xibaar yi li ci gën a fës drogue baa ngi wéy di lëmbe ba léegi ci àdduna bi fii ci Sénégal lépp ñeenti tonu yamba jàpp nañ ko diggante daaw ak ren tey di bés bi ñu jagleel xeex drogue ci àdduna bi déglu yaa ngi wéy ci coowal pétrole gi lëmbe premier ministre bi fi woon Abdoul Mbaye daañu ko déglu tey ji ca dëkk ñu ngi wax tamit ci xibaar ne kii di El Hadji Hamidou Kassé doonoon ki yoroon kàddu njiit réew moom tey war nañ ko déglu nag tey ji mu fekk nag jamono jooju Abdou Latif Coulibaly nekk léegi ki yor kàddu ko président Macky Sall di wax ñoom opposition yi tumal Aliou Sall ñu def ni moom wat ci li ñuy wax ne loolu dëgg la président Macky Sall yàggalu ko Cheikh Tidiane Ba daal di tànn mu wut Aliou Sall ca bopp CDC Abdoulaye Ly moom tabb nañ ko directeur général bu ARTP daañu si teg xibaaru tàggat yaram chronique culture bi jeexal ak li ci yéenekaay yi mu nekk li gën a fës ci xibaar yi nestu ñeen ci ay faram-fàcce. El Hadji Ndiogou Diène. mbokk yi ñu leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax ànd beeg rajo Futurs Médias xibaaru suba gi dañ koy door ak bésu tey bi ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru juin di bés bi ñu jagleel xeex drogue ci àdduna bi drogue nag ci xibaar yoon di ONUDC mi ngi lëmbe ba léegi ndaxte nee nañ lépp téeméeri million doomu aadama ñi ngi jëfandikoo drogue fii ci Sénégal tamit gis nañ ne mbir yi tamit mi ngi wuli ñaay ba léegi lu toll nag ci ñeenti tonu yamba daal nañ koy jàpp diggante daaw ak ren ba daal di koy taal sax barki démb ci Tëngéej ñi nga xam te ne ñoom ñu dénk xeex drogue di comité interministériel bi koy saytu ñoom nag di waaskan wi ñu dugal ci loxo waaye tamit ñu moytu lii di drogue waxi jàllu. ñeenti junni toonu drogue yu teg yi ñu lakk fële ca Rufisque coordinateur comité international bi xeex lépp lu jëm ci wàllum drogue di ci àddu. daaw ñu nekkoon à 1,7 tonne ren ñu nekk à 4046 kilos donc 4 tonnes et quelques. damay fàttali nag yi ñu doon incinéré en fait du moom lañ saisir pendant toute l' année parce que si biir année bi dinañ def ay incinération que ce soit à Dakar que ce soit dans les régions. moo tax général Matar Diop doon it contrôleur général bu police jàpp ne Afrique de l'Ouest rawatina Ndakaaru mu ngi continuer di nekk ab yoon bi nga xamante ne fa la drogue bi di jaar ngir dem Europe. Afrique de l'Ouest mu nekk nag vraiment une zone de transit pour mën a continuer vers l'Europe. Amérique latine nag foofu ay yenn dëkk yi la comme Bolivie comme Pérou ak comme Colombie. Afrique de l'Ouest bi nag bu ñu koy wax Sénégal ci la bokk yeneen dëkk yi aussi ñëpp daanaka kon booy jàpp rek da ngay jàpp na yeneen dëkk yëpp zone de transit la. mu yokk ci ne ñoom duñu mës a tàyyi te danañu rek continuer di xeex lii di trafic drogue boobule. effectivement loi de 2007 kooku vraiment c'était une grande rupture parce que xam nga loi moom article 2 code pénal li muy wax mooy maanaam ñaawte bala nga koy mën a topp il faut que mu am benn charte benn loi boo xam ni moom moo koy prévoir balaa ñu koy commettre donc loolu aussi dafa baaxoon ci ñu am loi boobu ku fi def lu mel noonu bu ñu la jàppee yoon lu ñu lay teg moom dina diis lool comme sanction waaw même si dinañ xam ni sax loi bi sévère na fii mais du tere bëgg-bëggu alal ci lu gaaw ak alal ci lu bëree dina tax ñoom du ñu xool loolu yëpp waaw donc dina am solo pour vraiment ñu mën a am genre loi yu mel noonu te am nañ ci satisfaction vraiment. général Matar Diop di woo itam askan wi ñu jàppale leen ci seen xeex bi. Wuri Diallo ñu fàttali ne cérémonie officielle bi jëm ci màggal bés bi ñu jagleel drogue tey jii lay doon kon ci théâtre Sorano lañ koy amalee wax ci melokaanu tribunal grande instance bu Diourbel xat na màgget na tàng na tax nag ba ñii di avocat yi ku ci mel ni Maître Djibi Diallo di sàkku nag ñu daal di tabax tribunal bu méngoo ko dayoo lu ñu tax ñu naan tribunal moom nag bokk na ci avocat yi nga xam te ne ñi ngi layoo jamono ji ñuy amal assise chambre criminelle bu Diourbel ñu déglu ko moom Maître Djibi Diallo ci micro Babacar Diouf. dama ko ñaawlu bu baax a baax parce que léegi mu mot fukki at tribunal bi ci benn bitik lañ ko dugal parce que benn immeuble lañ jël ci suuf bitik la n'est-ce pas ci biir bitik bi la ñuy plaider boo fi rombee n'est-ce pas sa xol dafay metti parce que da ngay gis nit ñi dañuy taxaw ba ci tali bi je pense que loolu franchement boobu ba léegi état bi xaw ma ñaata tribunaux la tabax fii ci Sénégal man xaw ma dañuy yeb Diourbel xaw ma affaire bi naka la demee conditions yi ñuy liggéeyee fii ci tribunalu Diourbel conditions yu inacceptable tàngaay bi mu ngi ñuy xaw a rëy salle bi dafa xat on est même en insécurité salle bi dafa am insécurité parce que xamuloo nit fan la mën a du jógee ci mbedd bi dugg ci salle bi je pense que loolu franchement état bi daf ci war a jóg te loolu du tribunal bi rek gendarmerie fii dafa inondé woon ñu jël benn kër fee gendarmerie bi foofu la nekk pendant ce temps département yi muy Bambey muy Mbacké fu ci nekk def nañ fa ay gendarmerie yu mucc ayib donc état bi franchement il faut que mu xoolaat ndax Diourbel dafay continuer nekk capitale régionale wala déedéet parce que aussi institution yi fi nekk yëpp vétus que muy gendarmerie muy police muy tribunal bi impôt et domaine trésor lépp dafa màgget loolu nag dañ ko ci war a jóg état pour ñu respecter ko il faut que li muy dégager n'est-ce pas nit ñi war ko ci mën a wóolu. mu nekkoon Maître Djibi Diallo di avocat
dem ba Kédougou wax ci xaay gi ñu nemmeeku ci nawet bi loolu nag bu mu jaaxal benn yoon béykat yi bu ñu sukkandikoo ci kaddu yi ki nga xamante ne mooy DRDR directeur régional développement rural ba fa nekk mu wax ne nag loolu du dara tax moom muy ñaax ñi di béykat yi ñuy jiw yoo xamante ne dina teel a ñor loolu moo leen ci mën a génnee leeral Ibrahima Cabaxate. taw yi bëri yi ñu nemmeeku ci fan yi ñu weesu ni taxul bu ñu naan nawet bi moom door na fii ci région bu Kédougou loolu moo tax sax béykat yi mënaguñu daal jiw ba léegi Tafsir Sakho directeur régional développement rural bu Kédougou. daaw jotoon nañ pluie yi nga xamante ni mënoon nañu may ñu ji maanaam li ñuy wax pluie utile daaw si première quinzaine mois de juin bi la ren ba si deuxième quinzaine mois de juin bi maanaam si ñaareelu pàcc weer wi si la ñu toll jot nañoo jot ndox mi nag xaw na sorante tuuti mais am nañ yaakaar ni dina baax comme at yi mu doon baaxee waat te ndox moomu aussi mën nañoo may ñu ji mais li ñuy digal baykat yi li si gën mooy ndox moomu ñu ngi leen di ñaax ñu dem def si labour yi maanaam préparer suuf si ba nga xamante ni suñ jiwee rek. loolu moo waral sax kii di DRDR bi di ñaax béykat yi ñi tànn jiw yi nga xam ne day gaaw a ñor Tamsir Sakho. di leen ñaax aussi ne ak ñi nga xamante ne ni moom moo fi xaw a nawet bi xaw naa yéex tuuti nañu jéem a jiw yoo xamante ni nii maanaam meññeef bi day gaaw donc jiw boo xamante ni nii du yàgg mu ñor ndax balaa comme dafa xaw a yéex a taw tuuti rek mais am nañ yaakaar daal ni waxtu bi ñu daan am ndox dinañ ko am bu soobee yàlla te ñu ngi si yoon bi. fu mu nekk ni daal mise en place jiw yi ak intrant agricole mu ngi gën di wéy ci commission départementale yi nga xam ne samp nañ leen nekk ci fii ci région bu Kédougou avec un taux de réception bi nga xam mu ngi tolloo ci 80%. Ibrahima Diabakhate Kédougou RFM. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. 8h tegal juróom-ñaari minutes way ci xibaar yi wax ci leneen di coow li lëmbee fan yi ci Sénégal di coowal pétrole gi ñuy wax ne mbirum guerre dafa am ci wàllum contrat pétrole yi ñi ci tuumaal sax ki di rakku njiitu réew mi di Aliou Sall tax sax ba mu tekki ndombal tànkam ca bopp kër gi di CDC yal na justice tamit di ci def liggéeyam di déglu ay nit ci mbir mi ci xibaar nag tey ji nag Abdoul Mbaye di njiitu parti bi daak nekkoon premier ministre tey ji war nañ ko déglu ca dikk naka noonu tam ñu ngi wax tamit ne El Hadji Amidou Kassé ne woon fii ba bu yàggul dara ministre conseiller bu communication ca présidence moom tamit war nañ ko déglu ci coow loolu la ñuy des sax ki nga xam te ne mooy ministre porte-parole bu bees bu njiitu réew mi di Abdou Latif Coulibaly moom nag fas yéene ko defante ak ñi nga xam te ne ñooy waa opposition bi nee na nag ñi nga xam te ne ñooy tuumaal Aliou Sall tax sax ba mu dem bay waat ñoom nañ def ni moom fekkee ni ñuy wax dëgg la nañ jël kaamil wala bible ñu daal di ci waat wane ne ñoom kàddu yooyu ñu yëkkati ci mbir mi dëgg la ñu déglu ko moom Abdou Latif Coulibaly ci jokkoom ak mu daamax njoon dëgg nag kenn mënul jóg ne maa ko yore lépp loo xam ne li ma wax dëgg la ñi ma jàkkaarloo li ñuy wax du dëgg ab julit bu jël loxoom dóor ko ci kaamil man Abdou Latif Coulibaly manuma xalaat ci àddina ne la muy wax waroon ak la nga xam ne mooy yam waaye daan na neex lool képp koo xam ne jógoon tey teg baat ci koom ni lii def na ko njàmbaar gam am moo xam ci diine l'islam nga nekk mbaa nga xam ci diine catholique nga am njàmbaar googee taxaw ci ne li may wax Aliou Sall gëñ naa ko ci bibal wala gëñ naa ko ci alxuraan dóor sa loxo ne loolu xam la bari ñu ko ñemee def de Mamadou Amar kaamil fa foor de kaamil ab yàlla bi dafa foor de te xam nga li nga xam ne muñ ci boole ñun ñëpp muy catholique bi muy jullit bi benn yàlla bi la ñuy jaamu muy tawreet muy linjiin muy téere yàlla bi téere Muhammad alxuraan yëpp benn yàlla bi la ñuy jaamu nañ fa jëmee moo wute wa tax ñàkk xam-xam rawul ñu ne la nguur si waat na ci alxuraan nga ne ko alxuraan ñun ñëpp duñ jullit muy alxuraan muy linjiin muy tawreet ñetti li war yooyu mooy nga xam ne moom la yàlla ñi nga xam ne mooy askan wi nga xam ne dama leen jox téere ràññeewul leen képp ku yëkkati sa kàddu neen diw la su doon catholique la ci biibal lay dóor loxoom bu doon juif mu dóor loxoom ci tawreet linjiin bala tawreet bala alxuraan ñoo fi ne ñun ñëpp benn yàlla bi lañ gëm waatuloo ci Muhammad waatuloo ci Ibrahima Insa waroo ci Moussa yàlla ngay waat mu nekkoon Abdou Latif Coulibaly di ministre bu bees porte-parole président de la République moom doonoon bik gànnuk RFM soir jamono jooju nag geneen kuréel ga fare ci nguur gi judd muy aar sunu réew nag li leen tax a jóg mooy jàmmaloo ak ñi nga xam te ne ñooy aar li ñu bokk nga xam te ne ay bés bu nekk ñi ngi amal manifester ngir sàkku leeraange ci mbirum pétrole beeg gaz bi ñoom aar sunu réew nee na léegi fu aar li ñu bokk wootee daañu fa woote fu ñu marché fa dañ ci déglu ki nga xam te ne moo ko jiite Khalifa Gueye ci micro Salif Sow
aar suñu réew plateforme la boo xam ne ay ndaw ñoo ko jóg taxaw parce que lii ñu gis kat xamuñu lu mu doon kabal bii ñu teg jëmale ko ci Aliou Sall bi ñu xoolee ba xool xam nañ ñu Aliou Sall taxu leen a jóg li leen tax a jóg moo le président Macky Sall li leen tax a jóg tu lenn lu dul jaxase réew mi taal réew mi ba nga xam ne réew mi kenn dootu ko mën a jaroo parce que réew mi kat dafa taxaw ci yoon pour émerger nit ñu taxaw ne du fi amee te dañoo yaakaar ne campagne jeex na ci élection présidentielle fa la campagne yam ña nga xam ne askan wi wóolu na leen mooy Macky Sall ñi nga xam ne askan wi wóolu leen nañ ñu may ba 2024 suñu amee lu ñu wax ñu ñëw wax ko looloo tax ñu ngi woo bépp sénégalais képp koo xam ne réew mi moo la ñor na nga ñëw université ñu déparé fa dem place de l'Obélisque pour marche pour lépp pour aar suñu réew pour dëkk bi nga xamante ni moom la ñiy bëgg a taal ñu wan leen askan wi àndul ak ñoom Sénégal àndul ak ñoom. askan wi àndul ak ñoom Sénégal àndul ak ñoom di kàddu yi Khalifa Gueye moom nag moo jiite conseil départemental jeunesse bu Guédiawaye jiite tam kon kuréel gii di aar suñu réew kon ñoom ñu woote ab marche ajjuma ñu fàttali ne ajjuma ñii di waa aar li ñu bokk ne ñu fas yéene amal ab manifester ajjuma bu nekkoon ñu jàpp amal manifester ba fekk ñuy leeral coowal pétrole gi lëmbe mu yemook président Macky Sall indi coppite ay nit ñu mu tabb ci loolu Cheikh Tidiane Ba newoon ba fii directeur impôts et domaines moom tabb nañ ko léegi mu nekk njiitu caisse dépôt et consignation mu wutu Aliou Sall ma démissionné bërki demba RTP tamit am na njiit lu bees mu Abdoulaye moom mu wutu kii di Abdou Karim Sall nekk léegi ministre de l'environnement leeral yeeg Fama Dione. Abdoulaye tabb nañ ko mu doon njiit lu bees lu agence de régulation des télécommunications et des postes moom nag wuutu Abdou Karim Sall ñu tabb ko mu doon ministre en charge de l'environnement ak développement durable nekkoon président bu conseil d'administration bu saytu SA di entreprise bu orienté wu ci wàllum cybersécurité ak confiance numérique. Abdoulaye doon na ingénieur en génie électrique. Cheikh Ahmed Tidiane Ba doon njiital caisse des dépôts et consignations benn fan ginnaaw tekki ndombal tànk Aliou Sall mi ñu cité ci ab scandale financier. ñu génne woon ko ci gouvernement bu mujj bi Seydou Gueye daal di dellu siwaat moom nag jamono ji moo yor communication bu présidence de la république ànd ak rang ministre. coordination jeux olympique yu jeunesse yi am ci atum 2022 fii ci Ndakaaru dénk nañ ko Ibrahima Wade nekkoon njiital fédération sénégalaise des sports équestres bokkit ci comité national olympique sportif sénégalais. Fama Dione ñi nga xamante ne ñooy jigéen yi nekk ci kaw gi di yëngu ci mbay mi ñoom nag di yëglu nee neen nag réew mi du rek ay coowul pétrole ak yeneen li leen gën a soxal mooy wàllu mbay mi te war neen bàyyi xel jiw yi ak jàppale gi ndaxte gisaguñ ci dara jamono ji Ibrahima Diame. ñu fexe rek débat bi nga xamante ni jolli na ci wàllu pétrole bi bañ a tax ñu fàtte li nga xamante ni moom mooy préoccupation béykat yi nekk ci àll bi appel boobule la mbootaay bi ëmb jigéen yi nekk ci fédération nationale des femmes du monde rural la def ndax gis nañ ne lu jëm ci wàllu semence gisaguñ ko te nawet bi jub si na Yacine Thiam membre la ci mbootaayu jigéen yi le ñun jotaguñ jiwu moo tax ma xiif ba ma jotudee jiwu moo tax ma xiif dama dox suñ dëkk xama ñaata kilomètre la jànguma jonguma waa xel mi mu ngi yëg man kon bu ma toogee fii da wax jiwu nga xam ne jiwu ñor na ma dama ci jotagu te jot ci laa bëgg man du ma wax ci wàllu pétrole du ma wax ci wàllu essence. na lépp leer ci wàllu gestion lii di pétrole bi ak ressources minières yi jigéen ñi ne d'accord nañ ci waaye nag bu mu tax mu andi beneen melokaan ci yeneen secteurs yi. yaakaar naa ne su fekkee yaa ngi yore sa njaboot xamoo lu du mbay rek laay ñor te su ñooy bay wala ñoo xam la ñu gënal moo dañu xam jiwu xam engrais bon suñu ko defee dañ mën a liggéey waaye joboot boo xamul jiwu xamul engrais bon boobaa bu ne moo tëddee nelaw doo mën a yandoor mu boole ko matériel xamuñ xamuñ machine xamuñ waruwaay weneen woon demee ci àll bi. ci loolu le kon fédération nationale des femmes du monde rural di woo kon ñi yëngu ci wàllu politique muy pouvoir bi muy ku jégi daal di ci bàyyi xel te jiital li di intérêt national rawatina intérêt béykat yi ci nawet bii di jub si Ibrahima Diame Kaolack rajo Futurs Médias. Ibrahima Diame gannaaw béykat yi ñu wax ci nappkat yi ñi ci yëngu nag mer la ñu def ndax dañoo gis ne dañu leen soofantal ci bés bi nu jagleel ñi yëngu ci wàllum géej gi ñaar fukki fan ak juróom kon démb lañ ko waroon a màggal waaye du amul benn xew wala xumbute buñ ci amal ñu gis nag dañ leen di doyadal ñoom ci seen geneen wàllum ñuy sàkku nag ñu bool leen ci waxtaan yi jëm ci wàllum pétrole ndaxte lu leen yitteel la Abdou Diouf Diagne.
ñàkk a màggal gi ñu ñàkk a màggal ren bëccëg gi ñu jagleel ñi yëngu ci wàllu géej neexut benn yoon ña ca nekk Moustapha Dieng di secrétaire général bu syndicat de la pêche artisanale gis ne sax dañu leen a fullaalut. ñun bés bii di suñu bés ñoo ngi tàllal loxo président de la république di ko xam ni nëgën si daaw bëggoon nañu lool ndax askanu nappkat yëpp daje woon nañu Grand Théâtre am mbégte jaxasoo suñu xel dal xam ni yëg nañ ñu wante ren di nii mu demee neexuñu te su loolu suñu sagoy dootul am. nappkat yi nga xam ne dañoo jaaxle lool ngir seen ëllëg ginnaaw bi ñu xamee ne pétrole ak gaz bi ñuy wax ci Sénégal ci biir géej gi la nekk ñoom ñooñu sax di sàkku ci état bu Sénégal mu dugal leen ci waxtaan yi. nappkat yi tiit nañu fii ba Ndar fii bu fu pétrole feeñ ak fu gaz feeñ tiit nañ tey waroon nañ gis seen bopp avant te coow li pétrole yëpp avant la bala ñoo signé am na lu muy demee ñun xam nañ ko mais tey lu ñu leen di wax dañoo bëgg a rayee seen gaal yu ndaw yi indi leen yeneen gaal dañ leen a bëgg a limité fii dañ leen a bëgg a defal li ma ne loolu duñu ko nangu dañoo bëgg ñu yéen boole ñu ci affaire bi ñun acteurs yi. Mamadou Diop Thioune mi woote woon ndaje mi di ñaawlu ñàkk waxtaan gi nga xam ne am na fii ci Tëngéej ci lu soxal Rufisque offshore kii nekk membre ci Haut Conseil des collectivités territoriales di xam ne sax jot na Tëngéej daal di jot ab ndàmpaay yi. indemnité communautaire bi nga xam ne mooy natt yàqu-yàqu ñoom ñoo jëkk a yàqule ci ñoom la yàqu jóge yéeg dem law ba nga xam ne jën ñi daan taxaw di ko napp amatu fa ngoon Tëngéej est en droit de demander aux deux sociétés Woodside et BP et Total de se présenter à Rufisque defaat enquête publique defaat audience publique délibéré jox ko indemnité communautaire am. syndicaliste yooyu nga xam ne nag ñoom ñooy yëngu ci wàllu napp dañ doon janoo ak taskatu xabaar yi ngir màggal bëccëg gi nga xam ne moom la ñu jagleel ñëpp ñuy yëngu ci wàllu géej ci àdduna bi RFM Rufisque Abdou Diouf Diagne. RFM Sport. yegg si léegi ci xibaaru tàggat yaram ànd ceeg Abdou Diouf. jërë ngeen jëf ci déglu bi xibaaru tàggat yaram yi dañu koy door rek wàllu Coupe d'Afrique des Nations ci football champion en titre bi di Cameroun ñi mu dooree baax na waaye kii ñu gën a bàyyi xel démb moo di Bénin mi nga xam ni ay jafe-jafe kese la jural waa Ghana dañoo mujj temb ak ñoom ku nekk ñaari bal nga dugal sa kangi moroom André ak Jordan Ayew mag ak rakk lañu ñoom ñoo dugal bi yu Ghana Michael Poté moom moo dugal ñaari bi yu Bénin Cameroun moom ni mu dooree baax na ndax dafa daan Guinée-Bissau ñaari bal ci dara Yaya Banana ak Baoken ñoom ñoo dugal but yu gaynde yu Cameroun Guinée tey jii dafa war a def lépp ngir gagné Nigéria su bëggee wéy di football ci bile Coupe d'Afrique des Nations bi am fële ca Égypte gis-gis la bu Assane Sène di taskatu xibaar chroniqueur ci groupe Futur Média. Cameroun ni ma leen gisee comme ni ñu wax rek ñu ngi leen doon xaar mais fi ñu leen doon xaar aussi yegg si nañ fa nit ñi dañ koy wax toujours Cameroun dañuy am ay tolof lu metti dal leen seen benn joueur bu ci bokkoon dernière minute ñu ne am na problème cardiaque donc du mun a jouer ci tolof la ñuy ut seen doole mobiliser seen bopp et ñi leen doon xaar tey gis nañ une bonne équipe du Cameroun bu solide bu taxaw boo xam ne tam même su dee ay tour yu rëy nekkuñu fa li ñu defoon 2017 aussi il faudra compter ak ñoom ci tournoi bi. Bénin bi def une bonne entrée quand même contre une très belle équipe bu Ghana ndax bettu la. Bénin bettu ma parce que maa leen di xool depuis quelque temps ñuy defaraat seen football di ko liggéeyaat seen président bu bees am ku mu wóolu un ancien bon footballeur boo xam ne moom ak ñoom Saër Seck ak Bernard Lama ñoo defar fii jàmbaar muy Adjovi Boko mu ñëw di liggéeyaat dem jëli ji benn entraîneur boo xam ne tamit xamoon na leen xam Afrique liggéey boobu mooy fi mu nekk nii porter ses fruits Ghana c'est les Brésiliens d'Afrique dellu si nañ mais Bénin ils sont restés solides point bi ñu ñàkk tey Bénin moo ko ñàkk et non Ghana. matchu Guinée ñu koy xaar àllarba ji seen digganteeg Nigéria bi gën a taxaw ci groupe boobu Guinée am obligation de résultat noo gisee boobu jongante. Guinée aussi wane benn xarkanam bu rafet mais ñoom tamit xëj na sóoruñu trop Madagascar ñi nekkoon ay gan mais ñooñu tamit andi lu leen bett comme li ñuy wax rek équipe bu ndaw amatul donc loolu mooy wane ne CAN bi ñu defoon ne 24 équipes yi day tax CAN bi du dina sooxe wala dara ñooñu juum nañ parce que tout de suite déjà dès deuxième journée on aura des matchs très importants parce que match bi nga wax Nigéria mi nga xam ne mooy épouvantail poule bi ak Guinée ak de bonnes individualités je pense que tàngaay bi dina gêner mais déjà dinañu gis ay matchs de très haute facture CAN bi dina commencer neex incha allah. Assane Sène Guinée tey jii kon war na def résultat bu baax 14h30 la di ngeen ko mën a déglu en direct fii ci rajo Futur Média seen digganteeg Nigéria mi jiite poule ba di groupe B 3 points la am plus 1 Guinéens yi ñoom benn poñ rek la ñu amagum seen digganteeg Madagascar lañ ko amee woon Madagascar mi nga xam ni digganteem ak Burundi alxames lay doon Égypte mi dalal yëf yi tam tey jii lay football 20h lay doon digganteem ak République démocratique du Congo mi nga xam ni Ouganda moo ko daanoon ñaari bal ci dara ci bëccëg bu njëkk bi Zimbabwe dina jéem a dugaat ci bi la jongante 17h su jotee seen digganteeg Ouganda lay doon mi nga xam ni moom moo jiite groupe A boobule am 3 points plus 2 Égypte mooy deuxième 3 points plus 1
Sénégal moom ëllëg ci alxamis ji lay dugal ci yëf yi digganteem ak Algérie. beach soccer la ñuy waxtaanee ak gaynde yu Sénégal yi nga xam ne ba léegi ñu ngi tàggatémbe fële ca Sall di benn dëkk boo xam ne mu nga nekk ca Cap Vert li ko waral mooy dañoo amagul vol ngir mën a ñibbisi fii ci Ndakaaru muy ay jafe-jafe yoo xam ne faral nañu di ko dund ñoom waa beach soccer ba tax na ñi nga xam ne ñoom ñooy topp boobule discipline tey tàggatoo ca plage bu Yoff naqarlu nañu yëf yi reportage la bu Lawbe Diagne. André Philippe jàpp ni njiit yi dañoo war a yamale gaynde football yi ak yu beach soccer ndaxte ñooñu ñëpp réew mi moo leen tax a jóg. joueur beach soccer yi ñoom emporté nañ ay tournois ñëw fii nii à la différence de li nga xam ne équipe nationale du jouer camp ay coupe d'Afrique coupe du monde et tout war nañ gën a mën a considérer ci football Sénégal. gannaaw ba ñu doxee tuuti ñu dajeeg Mohamed moomee jàpp ni nguurug Sénégal war naa jox gëdd trophée yi nga xam ne gaynde beach soccer yi ñu ngi koy jële ci compétition Afrique yi. ku la andil ay trophée yu dul jeex sa continent du coupe d'Afrique yi dem coupe du monde yi pareil aussi waaw bu ñëwee ba moment bii nii nga ne mosuñ leen recevoir moom loolu man daf may xaw a choqué quoi daf may xaw a choqué prime li yi ñu leen di jox yéen sax mun na def lépp quoi. ñi ñu jot a dajeel ñëpp jàpp ni nguur gi dafa war a delloo njukkal gaynde beach soccer ndaxte ñoo ngi teewal Sénégal fu nekk teg si di ka sagal. Lawbe Diagne wàllu làmb lañ koy jeexalee ak drapeau bu chef de l'État mu nga war a amee kon ca Mbour li ko dalee ci alxames ji waa Mbour nee nañu ñu ngi waajal bu baax a baax bi la bés bi nag njiital CRG bu Thiès mu ngi ciy woo ñëpp Maysa Ndiaye di wax ni suñu sañoon daal wone bu baax a baax ni mérité nañu organiser drapeau du chef de l'État ñu déglu ko moom Maysa Ndiaye. Mbour moo war a dalal 20e édition drapeau du chef de l'État et si loolu muy décision boo xam ni nouvelle boo xam ni CNG jox ko waa CRG bu Thiès waa CRG bu Thiès tànn la ville de Mbour muy dëkk cosaan dëkk aada dëkk tourisme pour tëgg fii 20e édition bi loolu nag mbégte mu rëy la ci CRG bu Thiès mbégte bu rëy la pour population bu département de Mbour et que ñoom it seen bopp approprié woon nañ projet bi ba dayo bi wax solo bi yëf yi àndal natt nañ ko ba juste jox ko gëddëm wàccal yi nag depuis loolu ñu ngi ci kilifa yi gunge nañ ñu ci les acteurs de la lutte du département de Mbour également ku ci nekk ànd ba nga nekk gunge nga ñu ci ba daal fi mu toll nii matuwaay yépp jël nañ ko ba bu yëf yi mën a jaar dans de très bonnes conditions am nañ yaakaar daal ni on va vers un drapeau boo xam ne incha allah dina xumb dina neex. drapeau du chef de l'État 20e édition bi ma ngay amee ca stade Caroline Faye bu Mbour mu war a door ajjuma jàpp dimanche li ci bees rek moo di jigéen ñi dañ ci nar a sóobu rawatina ñuy def lutte olympique. fukki région ak ñeent yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ñoom ñoo koy xëccoo Dakar moom moo jëloon édition bi ñu weesu. fi la ñuy yem ak yéen ci seen xibaaru tàggat yaram yi jërë ngeen jëf ci déglu bi. ñu koy jaajëfal moom tamit Abdou Diouf Junior laata ñuy dem ci geneen pàcc ñu wax ci xibaar bu neex bi ci retraité yi ak tamit fonctionnaire yi li nga xam te ne mooy pension retraité yi daañu ko tàmbalee fay tey jii ci àllarba ji kon lañ koy tàmbalee fay pension yi lii di salaire fonctionnaire yi ñuy liggéey nguur gi kon suba lañ koy tàmbalee fay suba ci alxamis ji loolu nag buñ sukkandikoo ci communiqué bu direction du trésor bokk ci ministère des finances et du budget. ak RFM kumpa jeex na. yegg si léegi ci wàllum aada ak cosaan chronique culture bi ànd ceeg Ndate Diop. dal leen ak jàmm. musique lañ koy dooree ak Thione Seck mi fas yéene génne si lu yàggul rek albumam bu njëkk ci projet bi mu duppee CEDEAO di ab projet boo xam ne nii lu toll ci 17 album moo ciy nekk mu àndandoo ceek lu jige 400 artiste Youssou Ndour ak Wally Seck ci artiste yooyu lañu bokk. Thione Seck doon amal ab conférence de presse ca Mbour. Abdourahmane Diallo. projet musicalu Thione Seck bii lu ëpp 200 woykat yu jógee fépp ci Sénégal ak réew yu ñu wër ñoo ciy bokk. bu dee Sénégal li ma enregistré gum ci artiste bi ñuy mujjee def décompte bi 352 la woon et puis nag le Sénégal est gorgé de talent inconnu. njiitu Ramdan lu ëpp 17 album la fas yéene génne bu ci njëkk sax du yàgg dara Youssou Ndour ak Wally Seck di leen bàyyile ku ne ci ñoom benn album. Youssou Ndour Baba Maal Omar Pène Ismaël Lo Mbagaw Lo Kiné Lam ñooñu ñooy mujjee woy dama bëgg ci ñoom képp ku ci woy da ngay nekk le parrain de l'album. Thione Seck tàmbali na sax def clipam yi ak ñenn ci artistes yi projet bi nag nu mu néew $1 milliard dina ko ci génne li ni mel sax a tax mu soxla ndimbalu nguur gi. comme le président a reconnu que ne projet bi fier na ci il m'a promis que gouvernement bu Sénégal dina ci dugal loxoom xaw ma nag ba ban hauteur. projet musical bi nag xeetu musique bu ne dinañ ko ci wéy donte sax pàcc bu njëkk bi musique classique ak salsa la ko jagleel Thione Seck tamit di am
yaakaar ci journaliste yi ngir projet boobu mën a antu. buñ la bëggee daaneel ñoo xoolal jël bu ngand liñ lay dóor nga daan soo waxee mu naan j'ai fait mon job foofu lañ koy teg le 4e pouvoir yéen c'est yàlla. mais vous êtes incontournable. beneenu artiste bu ràññeeku lool ci wàlluk musique ci réewum Sénégal Pape Diouf bu génération consciente daal dina xaatim ak label bi ñu duppee Universal jokkoog nañu ak moom ca Paris. dëgg la yàlla dogal na signé na ak Universal depuis semaine dernière donc mais tey nag ñoom la ñu def seen communiqué de presse waa maison bi tas ko si jaww ji pour xamal ne daal man bokk naa foofu léegi donc loolu aussi ñu si sant yàlla di si sant waa Sénégal di si sant Afrique di si sàkku ñaan aussi vraiment. Pape loolu lan lay yokk ci sa carrière. waaw loolu dina yokk lu am solo ci sama carrière ndax waykat boo gis rek nga door di def musique boo sañoon sa liggéey boobu dina dem ba jéggi ay frontières rawatina nag nga signé maison bu toll ni Universal mais loolu dama koy remercier ñi nga xamante ni tey ñoom laa doorandool di liggéey ku ci mel ni tey Prince Art nga xamante ni bi may ànd ak ñoom boobu ba dara dul dara la Matar Diop aussi Subatel production ak Bercy bi maison yu bëri intéressé aussi Pape Diouf bi ñu xalaatee càmbar label yi nga xamante ni soxla nañu ñu ne non attends Universal day mooy label bi nga xamante ni c'est le meilleur au monde donc ñu liggéey ak ñoom aussi ñu accueillir nous à bras ouverts. ci biir xaatim boobu sax ab album international ñoo ngi koy wàcc album boobu ñu duppee ko Far West Africa artiste bi di ci yokk di ñu xamal ni ñu laata été bii di jeex sax dina ci génne ab single. ñu jeexale ak séminaire bi nga xam ni dinañ ko ubbi tey jii ci King Fahd Palace jagleel ko lépp lu jëm ci wàllu ko yokkute ci politique jëm ci wàllu kàllaama ñii di waa OIF di organisation internationale de la francophonie ñoo ko tëgg.